mun nga ñëw monsieur Guèye mun nga ñëw ci plateau bi waaw da ngay ñëw ci plateau bi ñu dalal la tàcc leen ko ñu ngi am contentement bu mag monsieur Guèye vraiment di la féliciter merci Kouthia ci nangu bi ñu nangul invitation bi ndax wax dëgg yàlla fan yi jot la dana jafe waaye dañu dox ba desante ak yow sa xalaat bu rafet ci li nga xam ne moom nga xam ci sama turandoo bi may woowee sama bopp di Abou Bilal nga wax ma ci jërëjëf na ma danga tuddee sa bopp Bilal waaye ki nga tuddee sa bopp sax xamoo ko dëgg merci Bilal merci Kouthia Abou Bilal yow Sénégal dañ la amal njukkal le monde musulman amal la njukkal te it da nga may fàttali benn maxime maanaam benn maxime bu Senghor waxoon président Senghor it boroom xam-xam la woon te kàngam la woon Senghor daan na wax ne se connaître c'est s'accroître pour mieux paraître dans ce monde d'amour et d'humour de culture et de vie et de vie vivante lu rëy la nga wax lu am solo ma bëggoon la laaj nag kan mooy Bilal waaw nga xam ne sénégalais yi xamuñu ko africains yi xamuñu ko lan nga ñu tënkal ci gàttal ak Bilal waaw Abou Bilal ñu ngi ko daan wooyee sax Seydina Bilal Seydina Bilal mi ngi mel ni nga ni Seydina Limamou Laye waaw Seydina Bilal ñu ngi ko daan wooyee Seydina mooy son éminence maanaam maqaama la maq bu rëy waaw son éminence mooy Seydina léeg-léeg sax nga dajeeg naar yi ñu naan la nga màkk ñu naan la mais kii lu muy wala di la buux biir Kaaba ga te xamuñu ne Kaaba ga ka fa jëkk a yëg nit ku ñuul la kon xool leen nit ku ñuul la jëkk a yëg ca Kaaba ga ñu naan ko Seydina Bilal tey américain bi ni mu mën a tiitaroo ne maa jëkk a dem ci weer man américain bi yow nit ku ñuul it mën nga tiitaroo ne maa jëkk a yëg ci Kaaba gi te Kaaba gi mooy nekk yàlla Bilal tuddu woon Bilal sax mi ngi tuddoon Abou Omar ñu naan ko Abou Abdallah moo tax yow yaa ngi woy sa bopp Abou Bilal mais Abou Omar la tuddoon. Abou Omar mooy turam bu njëkk. mooy turam bu njëkk. waaw amoon na it benn frère bu ñu daan wax Khalid moo doon frère wu Bilal. mu nekkoon frère ci Bilal. amoon na sœur bu ñuy wax Akhara. amoon na raq bu ñu naan Akhara. yaayam nag Sénégal yu bari baayam la ñu xam mais xamuñu yaayam. yaayam nu mu tudd. Amama. waaw baayam nu mu tudd. baayam mi tuddoon Rabah. Bilal ñu naan ko Bilal ibn Rabah. waaw moom fan lan mooy origine am moom. très bien Sénégal yi nag dégg naa ñu naan Bilal nga juddoo Éthiopie Bilal juddoowul Éthiopie. fu mu juddoo. ma nga juddoo biir Makka. biir Arabie Saoudite maa la ko wax. Bilal ne mais nag Bilal originaire éthiopien la éthiopienne. origine am Éthiopie la. mi ngi mel ni Barack Obama fu mu cosaanoo. waaw ca Kenya. très bien Kenya la cosaanoo. mais dafa dem Amérique ak waajuram. juddu biir Amérique. xëy yilif réew ma. ñu naan ko président des États-Unis. mu nekk le premier noir américain. Bilal nag contexte bi mu duggee biir Makka. contexte bu xaw a doy waar la. parce que booba sax nit ku weex daawul teg tànkam ci sappe jàkk. nit ku ñuul am sañ-sañu teg ko fa. te Bilal du woon jaam ci yaayam. parce que yaayam Amama. mi ngi bàyyeekoon dëkk bu ñuy wax Yémen. dans le sud du Yémen. fa la amoon benn buur nag bu duggoon biir Makka bu mu duggee biir Makka ca jàppante ba mu doon jàppante Umayya ben Xalaf. Umayya moo doon buuru Makka. waaw Xalafa ko juróom. alors bi Umayya buur boobu jógee Yémen dugg biir Makka. ca biir jàppante ba la ñu jàppaale jarbaatu buur ba. waaw jarbaatu buur ba la ñu jàpp ñu naan ko Amama. bañ ko jàppee yóbbu ko ci beneen jaam bu ñuy wax Rabaa ne ko jancal ma téyel ñu ndaw si bu mu dem far yàlla tëmbal mbëggeel seen biir ñu may leen ñu sëy ba ñu sëyee ñoo jur Bilal ba ñu sëyee seen ci am Bilal waaw kon Bilal biir Makka la juddoo ba mu juddoo biir Makka Umayya ben Xalaf ne ko ndegam man maay yilif Makka dama la yóbbu ca Kaaba ga ngay garder sunu yàlla yi am na sax benn américain bu ma doon waxtaanal benn bés mu ni ma yéen Sénégal li leen yàlla mayu ko kenn waaw ma ni ko lu tax mu ni ma parce que gisoo benn naaru Makka bu sant Ka wala beneen naaru Makka bu sant Ba te ñaari sant yooyu boo koy boolee lu mu lay jox Kaaba ma ngo waaw Ka ak Ba boo jëlee ku sant Ba ak ku sant Tine boo leen boolee lu mu lay jox Baatin ku sant Dia ak ku sant Ka nag Jàkka kon tur yooyu wane ay mandarga l'islam kon tur sénégalais dañu bokk ci l'islam waaye Bilal tamit dafa wane ne nit ku ñuul
dafa nekk dans l'ADN de l'islam et ADN. mooy deret ADN ba l'islam di juddu. nit ñu ñaa ngi teew ndax Bilal a nga fa woon. waaw te Bilal malheureusement bi yonent bi génnee àdduna Bilal la ko rob. bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dama ni bi Mouhamed génnee àdduna sallallahu alayhi wa sallam. Seydina moo ko rob ak waa kër Alioune Abi Talib parce que Ali boo génnee àdduna say mbokk lay jenc. waaw moo tax bi yonent bi génnee àdduna cousin ma ko jenc Alioune Abi Talib waaye Bilal la nga ci woon ca rob ba. bokkoon na ca rob. maa la ko wax bi yonent bi génnee àdduna ba pare Bilal moo doon asperger de l'eau sa turandoo moo doon sotti ndox ci biir bàmmeelu yonent ba mu paree nag ba ñu paree yonent Bilal ne sama tànk bi dootuma ko teg ci réew moo xam ne fa la ñu denc Mouhamed dootu sama tànk dootul dëggati suuf soosu damay génn biir Makka. fan la demoon. Damas en Syrie. fan la tëdd moom fan lay naan. ma nga Damas Bilal nekkul Makka amul benn sénégalais bu mën a ñëw ne ma géy ma ni ko naam mu ne ma géré naa bàmmeelu Bilal ci biir Makka amul. ma nga ca Damas. ma nga ca Damas en Syrie. benn ambassadeur sénégalais bu ñuy wax Ibra Degen Ka ambassadeur Ibra Degen Ka moom la ñu affecté ci gox yooyu mu dem ba gis bàmmeelu Bilal moo ko defaraat moo ko retapé. Allah maa la ko wax. ak beneen noir américain tamit dugal na ci loxoom ñu naan ko Louis Farrakhan. Louis Farrakhan dugal na ci loxoom ca biir xabru Bilal ca Damas. defaraat ko ba xabru ba léegi mën nga fa dem ziyaare ko. sénégalais ko njëkk a defar. sénégalais bi ñu ambassadeur Ibra Degen Ka. kooku sax ndeysaan ay mbokkam ñu ngi lay dégg. Ibra Degen Ka son excellence Ibra Degen Ka. nekkoon ambassadeur yàlla na ko yàlla xaar àjjana. moo defaraat xabru Bilal ca Damas. baat bu neex ba Bilal amoon. waaw baat bi nag du yonent bi ko tànn. parce que bu njëkk ba l'islam bi mu juddoo dañ ni nañu taal ay matt pour bu ñu gisee safara si xam ne heure julli jot na ñu ne non kooku moom science païenne la. waaw ñu ne kon dañu wët cloche mooy li labbe yëre ñu ne ko déedéet cloche moom dafa niroog diine catholique. yàlla yónni benn malaka ne ko demal nga ni yonent bi na seet ki ci gën a neex baat. ki baatam am des prédispositions vocales. mi mel ni ngeen ni tey jëlal Pape Faye rek. Pape Faye biy wax bi nekk Arcos. nga xam ne bu waxee ñëpp dégg. Pape Faye il a un bon timbre vocal. waaw donc Pape Faye il a les prédispositions vocales. yàlla ne ko demal seeti ki nga xam ni am na prédisposition vocale muy nodd di woote ñu xool ci nit ñi gis ne Bilal la ñu ne ko kaay yow yaay nodd léegi. mu yëg ca kaw parce que foofu la l'islam Bilal était la voix de Bilal. Bilal nekkoon na ki njëkk a woote li ñuy wax azan. appel à la prière. mooy nit ñi ñëw am na sax ñu daan wax naan yonent bi yow kii nit ku ñuul kii mënul wax ashadu. Mouhamed mer ci ne leen bàyyi leen Bilal ndax Bilal yamb la xam nga yamb. yamb lu mu mën a lekk. waaw saa yu ko génnee lem lay doon. ak lu mu mënti lekk. lu mu mën a lekk lu mu weex waxuma sax mbalit mi sax bu ko yamb lekkoon lem lay doon. na yamb sax mën na dugg ci salte bi lekk mbalit mi fi nekk yëpp mais li yàlla def ci biiru yamb ba saa yu ko génnee muy lem yàllaa ko xam. loolu nekk ci baatin ba fu mu nekk. maanaam abu Bilal lu mu mënti lekk bu ko yàbbee lem lay doon. kon Kouthia lu mu mënta wax bu ko nit ñi déggee dee neex si xol yi. kenn du sama tur exactement. loo mënti wax bu ko nit ñi déggee dañ naan Kouthia tey daanal na ma wax du neex la. lu wax ji naqari day mujj doon lu la neex. te Seydina Bilal aussi. waaw. ma nga gaañoo Damas. waaw ci benn soxnaam bu ñuy wax ci wetu soxnaam bu ñuy wax Hind. Bilal s'est marié dans le sud du Yémen. c'est que Bilal bàyyiwul doom comme sunu mag ñi ni ñu bàyyee doom ak njaboot. waaw ñoom Sidi Hadj Malick ñoom Cheikh Ahmad Bamba ñoom Cheikh Maulana El Hadj Ibrahima Niass. ñoom ñi bàyyi njaboot. Bilal bàyyiwul doom mais fu turu l'islam yegg ëllëg tamit turu Bilal dina fa yegg. mais Bilal sax amoon na doom. mais mu ngi ko amee Damas. Damas la ko amee. mais ka mu ko amal nit ku weex la. ku weex ka nag am ku weex ba très négroïde les traits noirs. maanaam ku weex ka mu am. waaw dafa sëy ku weex. ba lu ñuul waroon rax te loolu amatul. mu doon weex moo tax kenn identifié wu. moo tax peau noire identité la. waaw gis nga peau noire. waaw sa der bu ñuul boo koy ñàkk sa identité. maanaam sa der bu ñuul boo demee. ba ñàkk ko gisatoo ko sa identité dem na. mais bu njëkk ba ci jamono tubaab yi. waaw dañ ci daan def seen carte d'identité nationale tubaab dañ ci def teint. carte d'identité tubaab yu njëkkee dañ doon def teint. waaw parce que dans le mot identité tu as le mot ité. donc tu as ta culture. dañ daan def Moustapha Gueye wala Kouthia teint noir teint clair ak tubaab yi dañ ko daan def. parce que teint dafa bokk ci identité doomu aadama. soo ko dindee rek amatoo identité. loolu moo tax. li koy waral mooy xale bu réeré ñu ne ku xees la. wala ku ñuul la exactement wala am na maanaam da koy leeral. identité alors loolu moo tax Seydina Bilal
Seydina Bilal les traits négroïdes ont disparu les traits noirs. dafa dem moo tax gisukat yi gisuñu doomu Bilal. waaw mais nañu jàpp ne. waaw. salaatul xayrun mina nawm bi nga xam ne ñu ngi koy wax ci weeru koor. waaw mais Bilal la ko ci dugal bokku ci woon. moo ko tëjee maa la ko wax bokku ci woon. maanaam li mooy lan. salaatul xayrun mi bu ko defee nit ñëpp bàyyi lekk commencé dugg ci bésu koor. Bilal moo ko ci teg. Bilal la ko ci dugal mais bokkul woon ci l'islam. mais da ci amoon ndigal de. mais waaw parce que ndigal li mooy que yonent bi daf ko ne su fajar jotetee da nga yeete. Bilal ñëw fekk yonent bi di xaw a daawul nelaw sax yonent bi daan janeer mais dafa ñëw fekk yonent yàlla Muhammad di janeer mu ñëw di ko tooñ dèjà ne ko salaatul xayru mina nawm mun a yokk ci. mu ne ko nag dugal ko ci biir nodd loolu moo tax weeru koor bu jotee. Guèye bu ñu la toppee émission bi day mujj nekk. merci beaucoup diine ak mbégte. ndax l'utile et le garab ngay wax. te sa wax tamit dafa am solo. man dama koy ajaat ba talaata nga ñëwaat. parce que xam lu tax. tey xame nga ñu kenn mooy Bilal. te wax ji yëpp ñaar laa ci jàpp. am solo nee nga Bilal nee nga lem. lu mu yamb lu mu lekk. waaw su ko yàbbee. même bu doon toile di salte bi yëpp bu ko lekkee lem lay doon. yamb lu mu mën Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ne Bilal lem la yamb la lu génn ci gémmiñ kon loolu sax li ma ci jàpp mooy ñun ñëpp war nañu am jikko yamb doon lu ñaaw def ko muy lu baax dégg nettali bu ñaawul nga def ko ba muy kii bantuwaat ko dama ni ñun ñëpp war nañu am jikko yamb waaw mais Serigne Touba màggalu dem bi ñu ko yóbbu Gabon dafa nga ni ci bànneex la mais murid yi dañoo jël méttitu Serigne Touba boobu tubaab yóbbu woon ëlbati ko def ko muy lem mooy màggalu Touba ci la gëléem yi dee am nga noo ko tënkee léegi war nañoo roy lan nga ne def lu baax dégg lu bon def ko maanaam dégg lu bon nettali ko nettali bu baax doon lu ñaaw def ko muy lu rafet loolu mooy jikko yamb doon lu ñaaw def ko lu rafet dégg lu bon nettali ko mu rafet voilà loolu moo tax Seydina Bilal nekkoon koo xam ni aussi yonent bi daf ko bëggoon. ndeysaan d'ailleurs Aboubacar Saddeex. waaw. déglu ñu naan Murid Saddeex. Murid Saddeex mooy lan. wax ma ko man mi ko xamul. mooy le véridique. mooy ku jub koo xam du hypocrite. moo tax Murid naan Murid Saddeex. waaw. Aboubacar Saddeex c'était Aboubacar le véridique bi gëmoon yonent bi lool. dëgg rek lay wax. moom la yonent bi jox ne ko demal nga jëndi Bilal. boobu Umayya Ben Khalaf mi ngi traité Bilal de manière abjecte de l'ignominie de manière inhumaine yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ko Aboubacar mu ne ko mu ne ko demal nga jëndi Bilal mu dem jëndi Bilal bi mu ñëwee ci Umayya Ben Khalaf daf ko ne loo koy jaay mu ne ko 70 dinars mu ne ko bàyyil ma xaalis la mu ne ko bàyyil ma fay ko ba pare joxaale la beneen jaam bu gëm seen yàlla yi te ngeen jox ma Bilal mu ne ko duma la ko jaay parce que Bilal dama ko doon moom Umayya Ben Khalaf dama ko doon mais finalement waxaale bi metti lool ca biir mu ni ko yow Umayya Ben Khalaf xam naa la yow dañ leen daje ci marché bi yow Umayya Ben Khalaf jaay ma Bilal xam naa la xaalis baa ngi nii jaay ma ko. xanaa bu Bilal jàmbaar la woon dafa taaru booba Bilal sonn na dafa génn ci diggante dund ak dee ndax Umayya Ben Khalaf dafa doon lemtu Bilal ndax Bilal ni mu meloon ci yonent bi te Umayya Ben Khalaf noonu yonent bi la woon benn bés dafa woo ñi nga xam ni yëpp dañu weddi yonent bi nañu daje sama kër bañ ca biir daje ba la am benn waay buy ko ñëw ne ko yow Umayya Ben Khalaf yaa ngi woote noonu yonent bi mais yow sa kër am na jaam boo xam ne sa benn jaam Bilal mais kooku gëmul yonent bi rek lay àndal guddi gu jot ma nga ca taatu Kaaba ga ànd ak Mohamed ak Ali ibn Abi Talib ñoom ñett mu tas réunion bi dem këram jàpp Bilal ne ko bu subaa dinaa la yóbbu ca taatu montagne ca Kaaba ga dinaa la teg nattu boo xam di nga bàyyi Mohamed mu yóbbu Mohamed ca taatu Kaaba ga def ko natt yoo xam ni ba pare jël soxnaam sax ne ko dóoral ndax kii mi ngi continué di tudd yàlla ak di tudd yonent Bilal daal ñu teg ko natt boo xam ni finalement natt bi métti trop après ci lañ ko jëlee yóbbuwaat ko kër Umayya Ben Khalaf ci la yonent bi déggee nag scandale boobu nga xam ne moo am biir Makka mu yebal Aboubacar Saddeex bari woon alal trop moo tax alal aussi am ko di ci def lu baax am solo mu jël alalam dem waxaale Bilal ba jënd ko jagatee Bilal boobu sax mi ngi ànd ak Zayid benn enfant doom adoptifu prophète bi ànd ak moom yóbbu ko ci biir kër yonent bi dëkk ak Bilal dëkk ak biir Bilal ci biir këram di ratt meewu béy di ko jox muy naan après dugal ko ci sous sa bannière prophétique ñoom ñaar ñu ànd taxawal l'islam ba ñu taxaw boobu nag l'islam ngi soog a juddu moo tax man la keroog ba l'islam di juddu nit ñu ñuul ñaa ngi ci nit ñu ñuul ñi ñoom kenn war leen fekk ci l'islam naan loo leen fiy def dañ ci bokk bu doon Aboubacar moo ma jënd man
Aboubacar Sadekh jëndu la daf la affranchi daf la libéré. daf ma libéré. te Bilal sax du woon jaam wax naa ko sànq ci yaayam ci buur yi la woon. xam nga Victor Hugo benn bindukatu tubaab nee na l'homme est né libre mais on en fait un esclave. c'est comme l'enfant noir est blanc à la naissance mais après il devient noir. sëñ Gueye. waaw defe naa ne émission bi buñ ko continuer nii. jërëjëf. waxtaan bi dafay egg ba nga xam ne tey. yow leen ñu gërëm yow di xaar sax di gërëm aussi notre ami et frère Amadou Lamine Sall bi nga xam ne mu ngi préparé benn livre ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. le 14 juillet le 14 juillet la koy def te yow yaa yor communication. au théâtre Daniel Sorano. ndax dama tasante ak yow RFM nga ne ma ci communication boobu laay dox. waaw incha allah waaw maa ngi yow nag suñu xamante ci lu yaatu la. ndax am na phrase boo xam ne daa nga ma ko wax ci francophonie ma koy jëfee ba am ci lu ma am. dëgg la kay yow dama lay gërëm di la sant. communication boobu nga yor nag ci livre boobu nga xam ne. waaw nu mu tudd ci waa ji communication. waaw mi ngi tudd le prophète ou le cœur au mets de pain. waaw parce que xam nga dafa am benn tubaab c'est parce que ñi bind ci yonent bi ci dëgg ñi gën a dégg tubaab bariwul Alphonse de Lamartine. waaw moom tubaab la keroog bu mu bindee ci yonent bi yaayam daf ko ne yow est-ce que yow waxtu yow looy bind ci Mohamed yow doo jullit mu ne ko yaay toogal bàyyil ma tagg Mohamed li ma gis ci moom ne ko jamais homme ne se proposa volontairement ou involontairement un but plus sublime puisque ce but était surhumain. Sa paix de superstition interposée entre la créature et le créateur, le prophète Mohammed a rendu Dieu à l'homme. L'homme à Dieu, restauré l'idée sainte et rationnelle de la divinité dans ce chaos des dieux matériels et défiguré de l'idolâtrie. Jamais homme n'accomplit en moins de temps une immense et durable révolution dans le monde, puisque l'islamisme prêché régnait sur les trois Arabies, conquérait à l'unité de Dieu la Perse, la Transoxiane, l'Inde occidentale, la Syrie, l'Espagne, une partie de la Gaule et tout le continent connu de l'Afrique septentrionale. Si dans la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les trois dimensions du génie de l'homme, qui osera humainement, dirais-je, comparer un grand homme de l'histoire à Mohammed? Les plus fameux n'ont remué quand ils ont remué quelque chose que des empires matériels, écroulés souvent bien avant eux. Mais le prophète Mohammed a remué des peuples, des âmes, des armées, des dynasties, des croyances, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité. Il a créé dans un livre dont chaque lettre est devenue une loi, englobant la nationalité de plus de 850 millions de musulmans. Quel homme fut plus grand? Philosophe, apôtre, législateur, conquérant de 20 empires spirituels et d'un empire terrestre. Voilà Mohamed, à toute l'échelle où l'on mesure la dimension humaine que l'on peut vivre. Merci beaucoup. jërëjëf Gueye yow loo waxtaan doyul ñu ngi lay gërëm di la sant di la joxaat dox daje mardi parce que lii dañ koy ñëw eggali ko mardi ndax émission bi kilifa diine dañ koy seetaan te dañ jox waxtaan bu am solo jëmale ko ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam yow sa waxtaan duñ ci doyal mukk talaata dañuy def suite talaata bi ci dopp ñu defaat suite ba at bi jeex nga ñuy ñëw duñu bégal ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Seydina Bilal waaw parce que Seydina mooy son éminence comme Seydina Limamou Laye parce que Bilal ni ko nit ñi gisee na mu mel du noonu xanaa xamoo ne sax dafa am lu ndaw lu may doon Bilal mooy mujj rey Umayya Ben Xalaf ba ko jàppoon di ko sonal moo koy mujj rey xare Uhud ca la ñu dabee bu ñu yonent bi maa la ko wax moo tax sénégalais bu ñu demee Makka di poncé ba ñu or ak ba ñu xaalis pour noonu yonent bi bañ a kontaan. Allahu akbar